toll ci juróomi at moo xam ñàkku na wala déet ci biir PV wala ci jaar-jaar bu njëkk bi ñu defoon ci 2021 ñu jox leen ñaari toog ci ñàkk bi leen di aar ci polio loolu nag ci ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bii lañu koy amal nanu taxaw jonn xeex feebaru la fañ nañu ñàkk bépp xale bu soog a juddu ba ñu am juróomi at. asalaamaaleykum téléspectateurs yu Koumpentoum TV ñi ngi fii ci district sanitaire bu Koumpentoum ci seen émission santé sur Koumpentoum TV di waxtaanee tey ci wàllu wér-gu-yaram ci feebar bi ñuy wax poliomyélite te nag ñi ngi am contentement ak mbégte di dalal Ousmane Sylla moom mi nga xam ne mi ngi ci personnel yi santé yi ñu tàllal ko suñu micro mu nuyu ak askanu population bu Koumpentoum. merci beaucoup merci chroniqueur di jaajëfal suma chroniqueur bi di ne asalaamaaleykum Koumpentoum TV di ne asalaamaaleykum téléspectateurs yu nga xamante ni ñoom ñooy bu Koumpentoum bi di ne asalaamaaleykum département bu Koumpentoum bi yëpp di leen ziyaara di leen sant di leen jaajëfal di rafetluwaat encore émission bii nii waaw damay dugg ci présentation man maay Ousmane Sylla pour ñu ma xamul man maay Ousmane Sylla responsable éducation information promotion de la santé bu district bu Koumpentoum tey nag comme ni ko sunu chroniqueur bi waxee ñu ngi sunu benn émission santé thème bi nag tey moom mooy la vaccination contre la poliomyélite vaccination bu jëm ci xeexu poliomyélite bi lañ amam comme thème merci beaucoup. Ousmane Sylla ci présentation bi donc tey la àjjuma 25 leen waxoon lay vaccination yi di démarré tey naka ngeen mën a lan leen mën a jàngatee tey déroulement bi commencement tey vaccination bi fii ci Koumpentoum. merci beaucoup chroniqueur ci par rapport ak li ma jot a laaj mooy li jëm ci li nga xamante ni moom mooy déroulement campagne bi nag damay naan ne yàgg naa déroulé parce que d'abord fa lañ commencé moom mooy li nga xamante ne moom mooy recyclage bi. recyclage mooy maanaam li nga xamante ne moom mooy ICP chef de poste yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy moniteur de flacon bi pa campagne bi lu mu am particularité boo xam dañ cee dugal ay moniteur de flacon mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer lépp li nga xamante ne butéelu vaccination bi ci biir campagne bi ñooñu la ñuy wax moniteur de flacon après ce sont les relais mooy les relais vaccinateurs mais dafa am tamit relais mobilisateur ñoom ñoo gérer lépp li nga xamante ne moom mooy communication bi donc recyclage yi moom moo njëkk a am d'abord dañoo njëkk recycler ICP yi ak moniteur de flacon yi après nag ñu jublu ci recyclage ñi nga xamante ne ñoom ñooy relais mobilisateurs yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy relais vaccinateurs yi donc foofu lañ jëw loolu pratiquement barki démb lañ ko jot a def mooy recyclage relais yi tey nag ñu dugg ci campagne bi proprement dit mooy mise en œuvre bi dugg nañ ci proprement dit fu mu toll nii poste yëpp ñoom ñëpp tey seen occupation lan la moom mooy vaccination wu contre la poliomyélite si loolu lañ nekk relais yi nag ñu ngi ci biir terrain bi ñii ñu ngi sensibiliser pour jeunes yi ñu egseegul yi ñii ñu ngi di vacciner porte à porte comme nuñ ko waxee woon démb rek dañuy dugg kër bu ñu mënta dugg xale yu nga xamante ne bokk nañ ci cible bi dama koy rappeler cible bi moom mooy âge yu 0 ba 5 ans cible boobu noonu xale bu ñu fa fekk bi nga xamante ne bokk na ci ménage boobu wala bokkoo ci sax bu ñu la fa fekkee rek nga xamante ne bokk nga ci cible bi rek dañ lay vacciner bu ñu la vacciner ba pare nag dafa am loo xamante dañ ciy toftantal bi mooy lan mooy dañ lay defal benn marquage bi dafa am solo parce que dafa doon ñi nga xamante ne dina am ay auditeurs indépendants yi ñuy wax ñoom tout le temps dañuy ñëw pour saytu est-ce que liggéey bu ñu def est-ce que liggéey bu acteur de santé li ñu def est-ce que liggéey boobu jaar na yoon ñoom ñooy saytu li nga xam ne moom mooy marquage ci loxo yi marquage encore ci kër yi kon nag loolu mooy vraiment déroulement bi nga xamante ne moom la ñu tàmbali tey nag tàmbali nañ ko actuellement boo gis nga boo ñëwee district dangay fekk ne ñëpp génn nañ
kenn amatul jot ñii ñu ngi dem ci supervision di xool di rectifier yenn bu fekkee ne am na ay erreur par rapport ak fiche de pointage yi wala par rapport ak communication ni muy demee ñii ñu ngi dem di vacciner ñii ñu ngi dem di sensibiliser kon tey agent de santé yëpp ñu ngi sur le terrain par rapport à cette vaccination bi nga xamante ne vraiment dafa am solo ci biir xeex pour li nga xamante ne moom mooy poliomyélite feebar bu ñu doon waxtaanee. Ousmane Sylla donc tey est-ce que mën nañu xam tey si biir campagne bi est-ce que personnel yi manqué wuñ parce que parfois mën nga dugg ñu ne personnel yi kat xaw nañ manqué tuuti comme ça ñu nag campagne bi am na kër yi nga xam ne gars yi waroon nañu fa dugguñu fa est-ce que tey premier jour bi tey est-ce que mën nañ jàpp ne tey kër yu bëri gars yi tey matalee nañ ko. d'accord merci beaucoup merci ci question bi boo xoolee li ñuy wax nu mu tudd par rapport ak relais yi doy na d'abord dañuy commencer pour ne ni ñëpp duñ ñëw duggandoo ci benn kër ñun dañuy am plan de progression nag c'est pendant 3 jours yi yëpp plan bi nu muy jugee maanaam da ngay jugee secteur bi di remonter en fonction zone bi nga nekk di remonter ba egg fi nga xamante ne moom nga bëgg a jot mooy maanaam comme que këroo kër la léegi nag plan de progression boobu la ñuy topp léegi tey zone bi comme vendredi mun nañ njëkkee escale 4 jëm ainsi de suite ni ñu koy defee mais dañuy remonter rek moo tax nag toujours dañuy bëgg à chaque fois bu ñuy def plan de progression boobu noonu ñun tamit ñii di superviser di xool est-ce que amuñu kër yu ñu tëb par rapport ak seen plan de progression pour wane ne bëgguñu bàyyi benn xale. maintenant nag bu li nga ma jot a wax ci question bi ressources humaines du mës a doy ressources humaines moom du mës a boy à chaque fois boo amee luñ la mënta jox tamit toujours dinañ soxla lu ko ëpp mais macha allah par rapport ak campagne deuxième kii bi du ma ne am nañ assez de ressources humaines mais am nañ nombre bi nga xamante ne peut-être liggéey bi yaakaar nañ ne war nañ ko mën a def te duñu tëb benn kër duñu tëb benn xale bu fekkee ne si ñoom rek la dépendre merci. superviseur si campagne de vaccination bi. donc Ousmane ba léegi bàyyeeguñ la donc relais yi tamit am na si benn part de responsabilité parce que ñoom ñooy ñëw avant campagne bi dugg si kër yi di sensibiliser nit ñi na suba kat am na programme bu xew dañuy vacciner xale yi est-ce que tey liggéey boobu matee na. chroniqueur par rapport ak question bi nga posé question bu am solo la c'est que li ngay gis noonu dafa doon loo xamante ne ci communication la maanaam dafa sànq wax naa la dafa am ay relais yoo xam ne ñoom ñooy communiquer am relais yoo xam ne ñoom ñooy vacciner ressources humaines nag du mus a doy. maintenant communication ñun dañ ko def ci pàcc yu bëri déjà li ñuy def nii rek communication la rajo bi aussi tamit day def communication bu loolu weesoo aussi tamit dina am caravane boo xam ne moom mooy def communication pour nit ñi mën a dégg ñi nga xam ne jotewuñu relais yi nag am na ay relais yu ñu envoyé yoo xamante ne dem nañ sur le terrain ñoom ñoo jiitu équipe vaccinateurs yi maanaam la veille pour ñu dem di sensibiliser naan les relais yi dinañ ñëw wax leen li nga xamante ne moom moo jëm ci feebar bi wax leen nan lañ koy xeexee wax leen lan mooy mandarga wala lan moo tax ñu jóg di xeex feebar bi wax leen lan moo ci nekk ak la wax leen nan lañ koy fexee ba vacciner ak yenn effet de secondaire bu fekkee ne gis nañ ko na ban taxawaay la ñu war a mën a am pour vraiment egg hôpital ñu saafara seen effet secondaire yooyu kon maanaam loolu noonu am na mais du ma ne nag zone yëpp peut-être gis nañ ko parce que dafa doon loo xamante ne peut-être diggante bi xawoon na gàtt boo xamante ne loolu permettre peut-être ñu laal toucher zone yëpp mais rajo bi ak Koumpentoum TV yaakaar na ne am nañ ci wàll boo xamante ne ñoom tamit côté boobu lañ leen gën a soxla nga xamante ne moom mooy docteur moom bu mënul yegg foofu wala relais bu mënul yegg foofu ñoom à travers seen onde yi ñu utiliser ñoom ñu mun ñu dimbali ba ñu mun a yegg si fépp parce que jamono ji nga gis ñëpp yor nañ portable te képp koo xamante ne yor na par exemple abonnement wu Koumpentoum TV di nga gis émission bi te boo ko gisee rek day fekk day tax ne yow mi déjà di nga am information lu jëm ci campagne bi kon daanaka mun naa wax ne côté boobu suñu xel dal na ci te vraiment bu continuer nii rek dinañ am ndam ci li ñu soxla. donc sama dernière kàddu mooy tey moo nekk première phase suba tamit vaccination am na gannaaw suba mooy ratissage ñi nga xam ni jotuñu woon vacciné wu. est-ce que tey mën nga ñu wax situation tey bi ci biir campagne bi tey am ngeen ci ay jafe-jafe am ngeen satisfaction ci côté parents yi wala nu mu demee. merci beaucoup par rapport ak question bi ma posé li jëm ci li nga xamante ne moom mooy
li jëm ci li nga xamante ne moom mooy situation bi jour bi bon fu mu toll nii defaguñu évaluation par rapport ak mi-journée bi parce que d'habitude à chaque fois bu ñu dérouler campagne bu ñu demee ba fin journée bi dañuy toog defaat évaluation xool yan rëq-rëq lañ ci am yan moo motewul fan lañ war a tollanti fan lañ war a defaraat ba tey nii nag defaguñ ko xam naa ci kanam tuuti lañ koy def ay booru 20 heures yooyu fekk équipe yëpp ñibbisi nañ la ñu war a def évaluation mais ba nii may wax ak yow nii amaguñu benn signalement boo xamante ne peut-être zone bu relais yi jot a demagum am na ay jafe-jafe yoo xamante ne jëm na ci ay ñu bañ wala ñu nangu ba tey signalé guñ ko ñu ngi ñaan nag mu continuer lu mel noonu lenn rek lañ ciy jot a wax ne peut-être tey dafa am kër yoo xamante ne dugg nañ fa mais dafa fekk yenn xale yi jàngi nañ woon kon loolu noonu pour seen parents yi ñu bàyyi ci xel peut-être dinañ fa ñëwaat mun na doon suba comme mun na doon ginnaaw suba relais yi dinañ fa jaaraat te buñ fa jaaraatee dinañ mën a vacciner seen doom yi kon peut-être situation boobu rek lañ ci jot a gisagum boo xamante ne peut-être dañ koy ñaax askan bi ñu bàyyi ci xel jaar nañ fa am na ñu jot a vacciner ci kër yi mais am na ñoo xamante ne peut-être dañoo jàngi woon te eggaguñu ci école yi kon nag moo tax nag bu fekkee ne suba xam naa ne suba la samedi bi moom dina fekk ne peut-être ñëpp a ngi ci biir kër yi pour ñu bàyyi ci xel bu ko defee ñu mën fa jaaraat mën a vacciner xale yi buñ jaaraatul ci samedi bi peut-être dinañ jaar ci dimanche bi di rappeler nit ñi nag tamit aussi vaccination bi pendant 3 jours la tey la commencé suba ak ginnaaw suba mais dina am benn jour boo xamante ne comme nii ma la expliqué nii xale yoo xam ne xaw nañ leen raté te jotuñu jaaraat seen kër xale yooyu ñu delluwaat dem defaat jaaraat ci zone yooyu noonu pour ratisser leen di mun a defaat vaccination wala zone yu ñu jotul woon egg ñu yeggali ko kon daanaka fii la ñu tollagum ci li nga xamante ne moom mise en œuvre bi te ñu ngi ñaan toujours askanu ku Koumpentoum bi ñu gën a farataal te gën a jàpp ci liggéey bi pour vraiment xale yi ñu xamante ne dañoo amoon envisager pour dem voyager ñu bañ a voyager peut-être ñaari fan rek moo ci des ñu mun leen a vacciner balaa ñoo dem voyager wala xale yi nga xamoon ne jotoon nañ jàngi te jotuñoo am ci vaccin bi ñu toog xaar seen kër yi suba wala ginnaaw suba wala ginnaawaat suba relais yi dinañ fa jaar defar leen vaccination bi comme nu mu ko waree te vaccination bi nag dafa ñun ñëpp ko ci war a jàpp askan bi yëpp ci war a jaax parce que lii buñ ci jàppee dañuy xeex li nga xamante ni moom mooy poliomyélite nag comme ni mu ko waxoon si njëlbéen rek moom mooy feebaru laago feebar boobu buñ ko fexee dañuy fexe ba mu jóge fi ay jamono xeex nañ ko ba nga xamante ne pratiquement kenn déggatu ko amatul ba ñu nar ko ba ñu déclaré ne amatut mais jékki-jékki ñu commencé di am benn cas ñaari cas léegi nag balaa moo dem ba ëpp ñi doole ñu fexe ba xeex ko comme nuñ ko xeexoon mu jóge fi benn yoon jóge fii nga xamante ne moom mooy Koumpentoum jóge Sénégal jóge ci àdduna wérngel képp di leen merci beaucoup par rapport ak question bi nga ma posé woon léegi. Merci Ousmane Sylla superviseur de campagne de vaccination bi donc si leeral yi donc gis nañ ni Koumpentoum département la te zone bi nga xam ne plus reculé gis nañ ni ay pël ñoo fa nekk te est-ce que mun ñu wax si kàllaama pël nga résumé ñi rek li ko jot a wax nii si kàllaama pël. d'accord merci beaucoup Thierno Lo comme ni nga waxee nii mami haalde bandiraɓe fulɓe mbeɗo salmina on mbeɗo juuro on mbeɗo hannde meɗen ɗo émission goto émission santé mo Koumpentoum TV na ko radio mo télé mo gandiranta vraiment omo walla doctoraɓe pour yimɓe mbawa konngol docteur wawa yettade e yimɓe he hande noon émission ko émission mo gandiranta no waɗi ala dawme émission faade e thème mo gandiranta ko vaccination contre poliomyélite vaccination noon fuɗɗima gila hande subaka yimɓe puɗɗi ɗum nanda waɗa vaccination contre poliomyélite noon ko ñaw boofo sono wawa wiide ko ñaw boofo mo gandiranta arino wonino ɗo jamanu noon heɓanno yimɓe haaɓi hen ha woni iwi e diwan meɗen iwi e Sénégal ha waɗa déclaré hankkadi ala mais koko fuɗɗa yitede e guila rowani goto ɗiɗo ha nan heɓa ɗum joni noon haade ɗum yettade e sukaɓe meɗen yimɓe yo daro hen kaɓa no kaɓirno ɗum ngolo lawol ni ha iwa e diwan meɗen o foof walla iwa e nder aduna o foof
poliomyélite noon hannde ko ɓuri wawde en wallude ha kaɓoɗen ɗum ko ɗum wiyete vaccination noon ko ɗum wona waɗede actuellement e nder district Koumpentoum mboɗo wiide e nder Sénégal fof hannde agent de santé mo jiiɗa fof hannde ko ɗum woni ligge muɗum ko woni vaccination poliomyélite vaccination noon no waɗirte ko e galle relais ji ɗi ɓe gandiranta jangguinama paaminama andinama no waɗirte ɓe natata e galleji ɗi yewta e yimɓe ɓe toɓɓina sukaɓeɓe toɓɓe mbaɗeteɗe ɗe toɓɓe ɗiɗi cuka foof ko toɓɓe ɗiɗi sukaɓe podɓe ɗum hebde noon ko sukaɓe keɓɓe gandiranna jibina tan ha heeɓi duuɓi 5 ko ɓen sukaɓe fota toɓɓinede ɓen mbaɗa fota waɗede vaccination o noon relais ji ɗi hande nane e diwan ji ɗi foof nana hen nana yaaha ko wiya noon vaccination ko o balɗe 3 waɗata woni fuɗɗi hande janggo e faɓɓi janggo ma noon wata hen ñalande nde gandiranta ko ratissage sukaɓe gandirandira keɓano hebde e ɗen balɗe 3 ɗe yi relais ji ɗi ma refto rewa hen ko yimɓe noon ñagato woni ɓe gandiranta kañum woni jinnaɓeɓe yo ballu relais ji ɗi en liggue wawa yarde yesso ɓe balla relais ji ɗi ha mbawa wadde liggue mabɓe no foti waɗirde ni ɓe mbarle relais ji ɗi sukaɓe tawa caraki ina wawi wonde e galleji ɗi ha ɓe jawta hen ko balɗe 3 tan ɗum juutani no wawi en wallude ha enen foof mbaɗen vacciné sukaɓe meɗen ɓe tawa nguɗo ñaw mbiyetegu ñaw boofo wona kam tampinani en wona arani e diwan meɗen so wona ɗum mboɗo salmina askan Koumpentoum o foof mboɗo juuroɓe mboɗo salminaɓe mboɗo yettaɓe e dow liggue ɗe gandiranta à chaque fois so yi district district nana liggo ko faadi e campagne ɓe daroto hen ɓe balla ɗum ɓe mbawa hen jaggude ha tiiɗa e ngolɗo lawol kadi on ñagama e ɗin liggue ɗe mbaɗiranno ɗum ɗin battiron ɗum noon ha wona kam liggue ɗe ma yaar yesso merci bandiraɓe fulɓe on jarama mi salminima on d'accord merci beaucoup Lo di sama chroniqueur bu baax bi moom nag ay questions yu saf sàpp la lay faral di poser à chaque fois di jaajëfal loolu di tàggatoo nag di rafetlu vraiment émission bi di kontaan si waa Koumpentoum TV di leen ñaax di leen ne waaw góor vraiment di si kontaan bu baax a baax di ñaax askan Koumpentoum ne leen vaccination bi nag mu ngi doogay tàmbali nañ ci gën a farlu suba ak ginnaaw suba ak ginnaawaat suba ñu jeexal ko sunu doom yëpp mën a vacciné wu ñi nga xamante ne toll nañ ci âge bi ñu mën a vacciné wu nga xam ne poliomyélite dootuñu ko waxate si miir dëkk bi ñu jëlee ko fi ba abadan benn yoon merci beaucoup wasalaam. jërë ngeen jëf téléspectateurs yu Koumpentoum TV yéen ñi nga xam ni yéen am kóolute ak wóoluñu di liggéey ak ñun di sant suñu invité bi Ousmane Sylla depuis 2 jours ñu ngi def suñu émission sur la santé si thème bu ñuy wax poliomyélite feebar bi nga xam ni moo lëmbee Sénégal ñu ngi sant tamit médecin Diop moom mi nga xam ne moo nekk chef district sanitaire bu Koumpentoum parce que lépp moom la moo yombalal mbir mi yëpp ñu mën a liggéey ak ñoom am qualité bu wér donc di gërëm Pape Naar sama caméraman bi di gërëm ñëpp daal donc bàyyiwuñ kenn ñu ngi jeexal émission bi di sant ñëpp si beneen numéro wasalaam. loolu ci juróomi at moo xam ñàkku na wala déet ci biir PV wala ci jaar-jaar bu njëkk bi ñu defoon ci 2021 ñu jox leen ñaari toog si ñàkk bi leen di aar ci polio loolu nag ci ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bii lañu koy amal nanu taxaw jonn xeex feebaru la fañ nañu ñàkk bépp xale bu soog a juddu ba ñu am juróomi at